muy tappale démb ñëwul pourquoi ñëwul démb. dafa bëggoon xalwa waaw wóoru ak Mauritanien yi kii dafa sopp Mauritanien kii l'équipe mauritanienne la mu xam di xaw ma lan kii li jënte leen kii sori ma de maa ngi xam nga sa kër. Aïssatou bismillah dalal jàmm un plaisir ñu dalal la ci Infos Matin bismillah. wala boog yéen a ma war a dalal. non yow yàgg nga bokk ci équipe bi waaye Fatou Dieng nam naa ko sama rakk jooju ndax xam nga moom yow xam naa doom gis naa saraan naa la lundi ba léegi ñaar xale yi da nga leen bàyyi ñu demee waa vraiment freelance bu doon Fatou day matt kii peskale amul buuñaa amul dara waaw mais nag yaa ngi doog a ñëw je sais que d'ici vendredi tu vas prendre parce que ñii doo leen may dara waaw donc may nuyu ñëpp di nuyu sénégalais yi gën ñaa fi nag di am occasion tamit féliciter xale yi ci liggéey bu rëy bi ngeen def ci màggal bi am naa occasion am benn wala ñaar ñoo xam ne jot naa leen téléphone et je vous félicite encore une fois pour liggéey bu rëy bi ngeen fa def yàgg ngeen ko def nag macha allah et Infos Matin aussi qui a repris de plus belle avec Astou aux commandes ñu koy dalal jàmm. di ma fàttali ñeent rek si sa noppali bu doy na. waaw doy na de ñëw de yow fajar bi moom merci beaucoup Aïssatou ayca Cheikh Tidiane ñaareelu kaasu xibaar yi defe naa ne tàng na jëpp de. voilà. tàmbale ko ak mawlud bi nag Tiwaawan ni ren du dalal gan yi ci célébration gàmmu gi foofule ki jël ndogal bi di xalif général des Tidianes ne li ko waral moom mooy pandémie coronavirus bi nga xamee ni moo lëmbee àdduna bi looloo tax ba gàmmu gi daal nee na ku nekk na ko célébrer ca këram ñenn ci taalibe Tijaan yi joxe ci seen xalaat ci reportage yu Cheikh Anta Diop ak Seyda Tir. xalif général des Tidianes ci kàddu yu mu rotol jaare la ko ci sëriñ Babacar Sy Dabakh ñu gën koo xam ci Njool Fuuta ren jii de gàmmu du am ci Tiwaawan ndax mbas mi nga xamante ne jamono yi de mi ngi fii ci réew mi yenn ci ay taalibe Tidiane nee nañ ànd nañu ci li nga xamante ne moom la xalif général des Tidianes fësal ngir na Tiwaawan duñu gàmm. en tant que jullit la wax nañu waxul en tant que taalibe Tidiane waxul en tant que leneen jullit yi la waxal. parce que tey su jëlee décision que de gàmmu di am Tiwaawan dañ koy rafetlu ndax fi mu tegoon tànkam ci début bi nga xam ne mbas bi am na ba léegi fa la teg tànkam teggiwu ko donc loolu vraiment du surprise nga xam ne lu ñu bett dañ koy rafetlu ndax tey jàkka yi ñu ngi tëju julleetuñu juma donc tey di woote gàmmu kon da doon leneen donc loolu tax ñuy rafetlu mesure bi mais sans pour autant mu doon li nga xam ne bett nañu. bu xalaatee ba ni daal nañ ko annulé am na ay raisons te c'est des raisons yu ma estimé valable daal ñun daal ku nekk daal nañ toog sunu kër ñu jàng sunu alxuraan jàng sunuy xasida et puis célébrer commémorer ko daal. Njawar Gueye moom moo yoroon lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ravitaillement wàllu ndox ci gàmmu Tiwaawan ne nag lépp waajaloon nañ ko waaye nag bu kàddu xalif bi jibee dañ cee war a ànd. kon nga xam te ne préparé woon nañ ko kilifa bu waxee samaan wa taa a exécuté rek moo cay tegu amul commentaire. daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaati bu Serigne Moustapha Sy nee nañ ñoom daañu gàmmu ci champ des courses bu Tiwaawan ni ñu ko daan defee at mu nekk. dañuy wax ci assemblée nationale session ordinaire unique bu 2020-2021 tey jii nag lay tijji su 10 heures jotee institution parlementaire bi nag moom moo ko xamle ci ab communiqué. Benno Bokk Yaakaar di naqarlu kàddu yi nga xam ne député bi di Aliou Dembourou Sow moom moo ko yëkkati parce que nee nañu daal kàddu yooyu daal bokkul ci valeurs yi nga xam ni moom la ñuy véhiculer waaye tamit cellule de communication Benno Bokk Yaakaar di ñaan kuje gi ñu bàyyi attaque yi nga xam ni ñu ngi leen koy amal ci wàllu woowule dañ ciy teewlu Pape Mao Sémou Diouf coordonnateur cellule communication ci micro Fatimata Touré ak Younous Diatta. coalition Benno Bokk Yaakaar fépp képp ku yeeg fitna képp ku yee violence ak foo munti far ak foo munti jóge ñun duñu ànd ak yow ci loolu ñu bàyyee xel ñi nga xam ne bëri na léegi ay homme politique yoo xam ne amuñu proposition bu ñu joxe ci wàllu lu améliorer condition de vie sunu mbokk yi ak sénégalais yi amuñu benn xel ak xalaat bu ñu mën a yokk ci liggéey bi ñuy liggéey mu gën a ñoŋal liggéey bi waaye seen wax yépp
saaga la wax ju ñaaw woote fitna ne li ma bëggu si amul dinaa taal réew mi loolu nag suñ ci waxul mun na jur musiba yegg nañ ci ba Ousmane Sonko taxaw ne président de la République bëggul waa Casamance wax jooju ñaaw na kenn musu fi dégg lu mel noonu yegg na fi ba ne Abdoulaye Wade Senghor Abdou Diouf ñoom ñëpp ku leen dajale dóor leen i bal ci bopp jar na ko rey leen faat leen te doo ci am bàkkaar wax na lu mel noonu ñu nangu ko di ko déglu ñun ñëpp ñu nangu déglu un homme politique di piétiner l'héritage sénégalais en termes de démocratie et d'acteurs politiques wax ko ci kàddu yu mel noonu ñun ñëpp ñu nangu ko kon nag suñu tudd Sow nañ fàttaliku yi tamit li nga xam ne am na ñoo xam ne ñoo ko fi bëgg a créer te amu fi woon te ñun ñëpp ñu war a woote aussi à un arrêt radical ferme et autoritaire du tissu patriotique sénégalais pour que loolu bu mu fi amati. voilà dañuy wax ci centre oncologie bu Diamniadio di centre boo xamee ni daal li koy tax a jóg daal mooy faj cancer de ministre bi nga xamee ni moom moo yor wàllu paj mi daal ak wér-gu-yaram nee na pose première pierre bi dinañu ko amal ci fan yu néew Abdoulaye Diouf Sarr di ñu xamal ne lu toll ci 10 000 cas dinañu ko nemmeeku at bu ne fii ci Sénégal ci wàllu cancer ñu teewlu ci Mamadou Fall ak Youssou Bao. cancer di lu soxee li nga xam te ni moo di suñu système ci wàllu faj gi ci Sénégal ci lu ëpp fukki junni nit ak benn la ñuy nemmeeku at gu ne ñu am boobule jàngoro ëpp na ci lu muy laal mooy jigéen ñi. cancer dafa nekk loo xamante ne da nga ko war a traité de boo dépisté yow da ngay foofu mais day dem si gestion bi ba am ñoo xamante ne sax dafay laaj lu ñuy wax des soins palliatifs. ngir xeex jàngoro ji jëwriñ ji ñu dénk wàllu paj mi na si pexe nguur gi itam li nga xam te ne moo di chimiothérapie ak mammographie kenn du ci fay dara. moo tax depuis l'année dernière mu demandé que ne képp ku am cancer nekk jigéen booy def chimiothérapie doo fay. mu ne du ma yam si loolu. danaa fexe ba mammographie nekk région yëpp fi may wax ak yéen si fukki région ak ñeenti. fukk ak benn am nañ appareil mammographie ñett yi amagul woon muy Sédhiou muy Kaffrine muy Kédougou mois de décembre dañ leen di inauguré la ay hôpitaux yu bees tax buñ koy inauguré appareil yooyu ñu ngi si biir bon dëkk décembre région Sénégal yëpp dana ñaaw. faj goo ceeg LISCA gouvernement bu Sénégal dana amal kon ab centre gu mag ci Diamniadio tegum xeer bu njëkk mi ñu jàpp ko rek ay bis yu ñu jëm. actualité internationale bi ñu ànd ceeg Modou Fall dem ca Mali Modou Fall ak attaque terroriste contre armée malienne bi nga xam ne faat na lu toll ci juróom-ñeenti nit. waaw ñu nemmeeku ko nag mu nekk ñaari attaques yoo xam te ne amal nañ ko jëmale ci armée malienne bi ñu ne terroriste yi def yu ñu mel loole nag kon armée ba nekk ca Sakoura ci cercle bi nga xam te ni moo di Bakaas ñoom nag guddib altine jàpp bëccëgu talaata lañ leen cong ñu ne attaque googu lay indi na ci lu tolloog ñaar fukk ak ñeenti doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan fukk ak ñaari ay militaire lañu yeneen fukk ak ñaari nekk ay civil la ca Tunisie foofee ñeenti néew kon ñoo teer ci li nga xam te ni moo di wax ya ca Méditerranée loolee rek ni ki ab naufrage bu mu amee dibéer gi di woon ay nit yoo xam te ni doon jéggi ngir jéem a dugg Europe ñu ne nag fukk ak juróom-ñaari doomu aadama njëkkoon nañu kon faatu ni ki ay bis yu ñu génn loolee nag yóbbu bilan bi ci ñaar fukk ak benn doomu aadama yu faatu ñi nga xam ne ñoo di tribunal ba fas ñu ne juróom-ñaar ñi nga xam te ni ñoom sowee nañ ci li ci ëpp ay Ivoiriens lañu ca Malaisie foofee nag leader opposition bi de maanaam ko jiite kujje gi lu mu bëgg rek moo di doon li nga xam te ni mooy premier ministre ngir rek mën a daaneel gouvernement ba ca nekk loolee rek wane li nga xam te ni moo di crise politique ba fa am dañ ciy ànd ak Fat Bintou Konté muy indil ñu ci ay leeral. ci Malaisie nag gannaaw bañ nekkee ci crise coronavirus bu métti crise politique it am na fa ndax ci mars dernier bi ñu génn rek benn majorité parlementaire lañ fa taxawaloon ba tax ñu amoon ki nga xam ne moom moo di nouveau premier ministre bile mais tey nag ci mardi bile ki nga xam ne moom mooy
Anwar Ibrahim jàpp na ni moom nag moom mooy leader historique opposition bi de te nag fas yéene ko wax ki nga xam ne moom moo di roi bi te bu fekkee ne loolu taxaw na moom fi mu toll nii moom mu war a nekk premier ministre selon la loi malaisienne. ba mu koy wax ki nga xam ne moom moo di roi Malaisie bi di def annonce boobee nag ñëpp xam ne nag kii nag Anwar Ibrahim la moom mooy leader historique opposition bi mu di nit koo xam ne nag fa mu jugee sori na lool ndax 8 ans ma ngi ko def fee nga xam ne moom mooy ca kasu di revendiquer tey nag li nga xam ne moom mooy chef légitime opposition Malaisie. la ko waral nag moom mii di Anwar jàpp na ne bu fekkee sax détaillé wul la tax mu naan moom mooy leader opposition bi jamono ji ñu toll nag beaucoup ñu ci bëri nag ñu ngay suspecté ni dafa am alliance ak ki nga xam ne moom mooy ancien premier ministre bi fi nekkoon di Najib Razak nga xam ne jamono ji ña ngi koy toppee li nga xam ne moom moo di guerre. leneen liñ ci mën a jàpp rek ci annonce boobu nga xam ne Anwar Ibrahim def na ko moom moo di calendrier bi mu choisir tey nag nga xam ne fii nag ci Kuala Lumpur ña nga fas yéene woon dellu si waat ci li nga xam ne moom mooy reconfinement. Anwar dafa gaawantu rek dajale li nga xam ne ñoo ñooy presse bi lee wax lii nga xam ne moom mooy décision bi mu jël moom mooy chef actuellement ki nga xam ne moom mooy opposition bi lee wante fi mu toll nii yëf yi du yomb ndax ki nga xam ne moom mooy roi bi dafa fas yéene nag convoqué ñi nga xam ne ñoom ñooy parti politique yi nekk fii ci Malaisie te fi mu toll nii yaakaaruñ ne dana gaaw ndax palais bi dafa nekk ci semi confinement. Fatou Bintou Konté jërëjëf ca États-Unis moom nag ñu nga yëglu ni am nañu kon ab xaatim seen diggante ki nga xam te ni moo di Moscou di déggoo gu ñu amal ngir yokk li nga xam te ni rek moo di ab traité ngir désarmement nucléaire ni ko tubaab di waxee maanaam jéem a dindi lépp luy arme nucléaire loolee rek ñu ne kon nga xam te ni da doon jeex ci atum 2021 bi ñoom américains yi la ñu nam rek mooy ñu yokk loolee nee nañ nag bu fekkee ni Moscou ci boppam du Russie ñoom nangu nañu daal di rek dindi li nga xam te ni moo di wala sax wàññi lii di armement nucléaire Cheikh Tidiane Diaw fii ñu yemale xibaar yi biti réew yi. jërëjëf Mamadou Fall Assoubène di moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf Serigne Cheikh ñu xaar ñetteelu kaas bi tarxiis wala. non ñetteel bi nañ ko bàyyi ba suba. wala ñu bàyyi ko Chérif Dia. Asu dafa mel ni kon da ngaa décrété ni Cheikh Tidiane mooy Serigne plateau bi. di wallaay dama tàmm di ko waaye Serigne Cheikh da yéen waxtaan bu juboo rek ku ngeen jàpp ne mooy wala ngeen jox ay. mel ni da ngaa bëgg da mel da ngaa bëgg a tendance Serigne Chérif Dia. ay imposteur la fi tudd. ak Modou Fall imposteur yu mag yi. léegi nag di ngeen ñu firndeel balaa émission bi di jeex ngeen def seen ay kiraama ñu gis li ngeen mën yéen ñaar Chérif Dia ak Modou Fall. ñu ngi noonu ko dem daal fekk naa fi ñaari say ci kër gi. ci benn bés il était wul ni. daa ko xel vraiment wax li ma nga xamal bari na de xale bii. ay ci nekkoon mën naa ko wax. mu ngoog dinañ xam léegi balaa émission bi di jeex kan moo fi def ay kiraama ñu xool ñoom ñett ku nekk liñ ci mën waaye laata loolu dañuy dem point corona ki ñu ko defal mooy Mame Birame Diouf. doore ko Sénégal boobu ak léegi ba mbas